macha allah waaw mi ngi noonu ay ci tey ci leen lii am na solo may leen ko loxo bu baax a baax am na solo nga xam pulaar yi moom nee naa la lu nu laal moo gën lu nu laalul bismillah bu leen ñu ñëw tey ci mbooloo te loolu moo ko dara xam naa ne Paul bu taw ñu wax ci micro dara daf lay fàttali rek le 8 mars waaw muy bis bi nga xamante ni moom la màggal jigéen ñi tey les jeunes dames de Haneen ci la màggal ki nga xamante ni moo di Ajaratu Mbaru Dieng waxoon naa la ko léegi Fatou ni la seen xarit seen njëkke xoolal lii xoolal lii xoolal lii yaa ay ca soxna Seyna bu njëgee na ngi noonu mbaru sa xarit a ngoog wuy ni soxna Fat Ndaw leen jigéenam xaritam di léppam ñu jox ko kaddu gi monsieur le maire kaddu gaango jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbooloo mi jigéen ñi waa Xombol d'abord jigéen ñi département bi jigéen ñi région bi jigéen ñi waa Sénégal tey maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di la dalal fii à Xombol dëkk bi nga xam ni ñun ñoo ko bokk fi la ñu màggee fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo ànd fekk suñuy sœur suñuy mag suñuy xarit ku mel ne Adja Mbaru Dieng yéen jigéen ñi tey da ngeen a organiser loo xam ne ni waa Xombol yëpp ñoo ko waroon a organiser sa buntu mairie Xombol parce que kii tax ngeen organiser ko jar na ko Xombol xam na ko taxawaayam Xombol kenn nattabtalu ko Adja Mbaru xam nga boo demee Waalo da naan jigéenu Ndeer jigéenu Waalo Mbodj nga dem Siin ñu ni Yacine Boubou nga dem Casamance ñu ni Aline Sitoé Diatta nga ñëw fii au cœur du Bawol kenn mënut a bind l'histoire de Xombol te tuddul Adja Mbaru Dieng kenn mënul bind l'histoire de Xombol te tuddul sa mag sa grande sœur Associs kon ñun lii tiitar la tey si ñun waa Xombol yëpp ànd di sargal Adja Mbaru Dieng mais Adja Mbaru tey dinaa la wax li nga xam ni loolu la le président son excellence Abdou Diouf waxoon sa leader Ousmane Tanor Dieng nous avons devant nous une femme une grande dame une femme remarquable une femme pétrie de talent une femme qui a une dimension humaine extraordinaire une femme qui a une humilité foncière vis-à-vis de tous ses camarades une femme une grande femme comme Mbaru Dieng. Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Xombol, honorables invités en vos titres et qualités, Madame Mbaru Dieng, Seynabou Dieng, présidente du conseil d'administration du Petit Train Bleu, les responsables religieux, le chef religieux de la famille de Ibra Fall et tous ceux qui sont ici présents. J'éprouve une grande joie de parler ici ce soir parce que ce que j'ai entendu ici à mon arrivée prouve à suffisance que la dame que nous honorons ce soir est une dame de fer. Mbaru Dieng est une dame de fer. Parce que Mbaru Dieng, depuis que je l'ai connue dans le Parti socialiste, elle n'a jamais changé d'un iota. Elle porte en bandoulière ce qui fait l'essence du militant socialiste. C'est quoi un militant socialiste? Un militant socialiste, c'est quelqu'un qui est imbu d'une solidarité agissante par rapport aux gens qui vivent dans sa cité.
Et c'est une femme de paix. Et c'est pour cela que je suis très bien placé pour parler d'elle, pour tout le travail qu'il fait. Témoignage yi ma dégg fii bi ma accès fii sànq suma yaram dafa daw. Non seulement au lycée où elle travaille, elle se distingue par son esprit d'abnégation, son esprit d'engagement, son esprit de dévouement par rapport aux élèves. Et c'est cela qu'on attend d'un éducateur. L'éducateur doit être un exemple. L'éducateur doit être prêt à servir ses semblables où qu'ils puissent être. Non seulement dans les salles de classe, mais au-delà des salles de classe. Et c'est pour cela que je salue le geste que tu as eu en allant creuser ce puits chez les Peuls. Demene, Koumaïten, Koko Maïten, Koko Tar Beten, Beten, Ndok Walangan. Wallahi Azim, ça faut que Walangan, faut que Walangan le mberu, faut que Walangan le. Faut que Walangan le. Damay wax ne góor baax na waaye jigéen baax na lool Mbarou Dieng yaa baax tàccul leen ma Mbarou Dieng. Si la femme n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Elle est partout, à la maison, en dehors de la maison. Et c'est le lieu pour moi de payer un hommage appuyé à toutes ces femmes qui se lèvent tôt le matin pour essayer d'aller chercher de quoi faire bouillir la marmite dans la maison. À toutes ces femmes qui éduquent les enfants dans les maisons, parce que les hommes n'ont en général pas le temps. C'est la femme qui est au foyer, c'est la femme qui fait la cuisine, c'est la femme qui fait le linge, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Même quand l'enfant pleure, on dit « Djelal Sodom ». Vraiment, vous êtes braves, les femmes sénégalaises. Et c'est ce que je voulais dire. Pour finir, je suis venu avec une délégation composé de Mamadou Niang, secrétaire général de la coordination de Pout, du Parti Socialiste. Et j'ai trouvé avec moi aussi, qui est venu avec moi, Aïda Ba, présidente de la coordination de Noto, dont je suis le secrétaire général. Ibrahim Diouf, qui est le chargé de la vie politique de la coordination de Noto. Et c'est ça ma délégation. Ce que j'ai entendu ici, on a fait allusion à pas mal de choses ici. Mais la référence doit être servir la cité, rien que servir la cité. Et quelle que soit votre appartenance, votre couleur politique, vous devez tous unir vos efforts et n'avoir qu'un seul objectif qui consistera à défendre les intérêts de Khombol le moment venu. Le droit à la différence est une richesse. On peut appartenir à gauche ou à droite, mais le moment venu, tous les habitants de Khombol devraient se lever debout comme un seul homme, réaffirmer l'autre comme un vouloir de vie commune dans la cité de Khombol. Vive Khombol, vive le président de la République, vive Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du HCCT, qui est la secrétaire générale du Parti Socialiste. Kooku itam jigéen bu mën góor la tàccu leen ma Aminata Mbengue Ndiaye jigéen bu mën góor. Lorsque je parle de mon parti, c'est tout juste si je n'entre pas en transe. Nous avons perdu récemment un timonier, notre guide hors pair, qui était le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Et je suis sûr que ce soir, son ombre planera au-dessus de cette assemblée pour essayer d'éclairer la ville de Khombol et permettre à tous les citoyens du Sénégal de se servir de ce qu'il a eu à faire. Un homme hors pair, un homme d'État exceptionnel, un homme qui savait garder des secrets de la République, un homme qui n'a jamais divulgué un seul secret de la République. Et c'est en cela qu'on reconnaît les hommes d'État. Pour épauler le chef de l'État, il a besoin des gens de la trempe d'Ousmane Tanor Dieng dans son entourage pour que le président de la République, que ces personnes qui sont dans son entourage puissent lui servir de levier et de bouclier pour qu'il puisse continuer le travail qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Vive le président Macky Sall, je vous remercie. Waa Khombol asalaamaaleykum waa Khombol asalaamaaleykum waa directoire des femmes du Benno Bokk Yaakaar maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di sargal ñi fi teew ñëpp Serigne Djili maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo nga tegal ma ko ci assistance bi yëpp maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di remercier aussi délégation bi ma àndal Mbarou ñi ngi lay gërëm di la sant man li ma njëkk a kontaane rek mooy bi ma ñëwee
gis MC bi nekk jigéen loolu rek dafa am lu mu waral lu muy wax loolu ay wax la parce que en général ndaje politique buñ masaan dem góor ñi la ñuy jox ñooy nekk maître de cérémonie yi ñooy joxe parole yi mais fii dañuy ñëw tey mu nekk une chose très spéciale jigéen nekk MC bi donc ma koy gërëm tàccu leen ko may leen ko loxo mbëru tey wax ci yow ci turu la coordonnatrice du directoire des femmes du Benno ci turu madame Seynabou Ndiéguène dina ma diis torop parce que nag prévoir uma woon ne man maay jël parole mais nag yow mën naa wax ci yow parce que yow mbëru dangaa dëggal Benno bi depuis le président de la République Macky Sall tëgg ko ba tey ñu ànd ak yéen waa parti socialiste yow taxawaay bi nga war a taxaw ci wàllu jigéen ñi mbëru macha allah matale nga sa place fees nga ko ñuy def nag à chaque fois bu ñuy tëgg manifestation au niveau du département nga yoral ñu suñu commission finance nga di ñu ko yoral te boo ci defoon benn faay rek am nañ fulla am nañ fayda buñ la ko dénkee benn yoon duñ la ko joxaat loolu muy nekk benn ñaareel ba nga nekk nit koo xam ni ñëpp ay wax ak yow di nga digle lu baax di nga wax lu baax ci nit te kenn du wax ak yow nag ba wax ba senn wala mu wax ne sama wax bii kat mbëru laa ko waxoon mu génn donc su ma ñëwee ba fii nga xam ne fi nga dëkk mooy sa terroir ma ànd ak jigéen ñii nga xam ne li ma wax rek moom la ñëpp wax délégation bi waroon na ëpp lii mais ñeneen ñi ci des tey ku nekk xam na ni xew yi dafa bari ci dëkk bi ku ci nekk dañoo xaajaloo ñii dem fii ñii dem fii waaye yow bu tombewuloon ak jour bii bu la waa Thiès wuy see di nga xam ni li nga lebale woon lu baax rek nga lebaloon waa Thiès ñu ñëw tey fay la ko ma am nag message bu ma bëgg a lancé ci yéen waa Xombol ma bëgg ngeen xam ne ñoo ngi jëm ci ay local yi nag nii ngeen def nii jël seen MC bi def ko jigéen da ngeen a war a ñam jigéen ñi jox leen seen maire yi dénk leen ko xool ba xam lan la jigéen ñi saf te loolu nag fi ngeen koy commencé yéen da ngeen a am une valeur sûre ku ci mel ni Mbarou Dieng mii nekk ci terroiram yéen a ko wax de nee na bënn na teen te nag jigéen de li ñu ko daan gis mu bënn teen bariwul bënn na teen mi ngi def social mi ngi jàpp ci lépp problème boo xam ne nit am na ko fi ci dëkk bi mu dëkk mi ngi ci yaakaar naa ni kooku su ngeen ko joxee seen mairie bu ngeen ko joxee seen commune bi li ngeen bëgg di ngeen ko am en tout cas daal ren jigéen ñëpp dañoo war a takku taxaw jiital jigéen sa def changement nag jiital jigéen ñu xool jigéen ñi ba xam lan lañ mane parce que nag jigéen soo ko dénkee jigéen bëgg na waaw góor jigéen bëggul defet te loo ko dénk dina ko dox ba mu mat pour bañ a guddal daal naa ko yemale foofu en tout cas daal li ma leen di wax mooy promouvoir leen la gente féminine yéen. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax ñii ci sama ginnaaw nga xam ni ñoo ko organisé yal na leen yàlla defal jàmm. ngeen am fi ay njaboot yu barkeel yàlla dimbali na ma ñu ci bari maa leen fi indi kon yàlla na leen yàlla may ndam li ngeen def dafa rëy may wax ci tur famille bi famille Ngéyeen famille Paaleen Aaneen Njegeen Mbuubeen bàyyiwuma kenn fii ki fu ñëw ku nekk mbokkum mbëru nga suñu mbokk ngeen sargal ku jara sargal ci turu famille bi nga xam ni góor gi ma Kumba Gueye mooy xalifa bi sëñ bi Fall ñoo ngi lay ziyaare yaag soxna Seynabou Ndiéguène soxna Seynabou Ndiéguène moom bu doon day joxe ay raay day joxe ay loo xam ne ni ci moom lay dépendre kon kii am na ay cër yu mag a mag ci réew mi mën naa ko seede soxna sii toog bu doon joxe ay cër ci réew mi nga xam dafa am fu ñu dogale mu ne fa di signé kon soxna sii dem na ca kanam bu baax a baax luy nag waroon na ko fee fekk damay wax ci turu famille bi ni soxna si nag jot na ci moom dafa jot soxna sii nag jot na ci moom luy njombul dinañ ko reporté mu yóbbaale ko waaye premier adjoint maire dafa tënk wax ji lu rëy rëy dem ba ngoy jërëjëf axe bi nga dugg axe bu am solo nga dugg ci Xombol fi mu toll nii
dangaa résumé loo xam ne nii jarul ma ciy dellu si nekkoon nag sama xalaat mais bi nga ko waxee di premier adjoint maire rek nga laal lu bare mu nekk discours boo xam ne ni képp ku fu jógee war nga ko dem boo demee ci sa fa nga toog sa njaboot nga décortiquer ko lan la Demba ngoy wax. Demba jërëjëf sa taxawaay rafet na sëñ bi Fall noo ngi lay ziare su ma juumul sa waajur maa ngi ko mujj a gisee ci kër maam Mbay Sàmb gële nga xam ne ñee ñooy wàccuwaayam fële kër gi laa ko mujj a gisee kon boo toogee fii Fall nu jox la sëb cër sëñ Moussa Fall ngi ni suñu ginnaaw di ñaan yàlla na fi yàgg képp ku fi toog daal famille baa ngi lay gërëm mi ngi lay sant mbëru jërëjëf lépp lu mu war a def ci famille bi def na ko ku mu war a taxawu ci famille bi taxaw nga ko génn ci famille bi nag dem ci social xombal anecdote dafa dugg ci benn bureau di seeti benn kilifa audience la amoon ak moom du ma tudd tur ñëw bi mu duggee rek dana ko ah man de xombal dama fa bàyyi élève boo xam ne ni meilleur élève la au CM way juróom amul doole baayam amul doole ndeyam amul doole te sësul ci kenn te am na de bonne note fàtte na moom ni audience moom fàtte na ni kooku moom boppam a ko andi kon kooku te def na ko répété na ko ay yooni yoon bu ma doon tudd fii parce que lu mu nekkee xam naa ko lu nekk ci moom xam naa ko ndax yàgg nañu ànd nañu muy dem Makka ñu dem ci bureau Ousmane Tanor kër Ousmane Tanor Dieng Tanor ne bërit ne ko mbëru devise bi maa la koy jox waay billet bi ci parti bi la jógee ci présidence la jógee waaye devise bi maa la koy jox parce que li ma am ci yéene ci yow dafa yaatu yàlla ko yàlla xare àjjana Ousmane ak sërëm ay sërëm laay wax ay sërëm ni ñu jàppee jëmm ji xam naa ci lu bare kon parti socialiste jot na nag ñu bàyyi soxna si xel jot na dafa jot léeg-léeg ma ne ko tey ñoo fippu tey ñoo génn ci mbedd mi mu ne ma ëpp naa def ay yooni teen yi du ay benn teen ay teen la maa ngi moom ànd gas ko ay teen la gas du benn teen te dañuy bi mu koy gas dañuy ma falook ma bañ a falu damay gas teen yi kon kooku li mu def ci social dafa bari. nuyu képp ku fi toog góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu les autorités ici présents di nuyu Adja Mbarou di nuyu monsieur le maire Demba Ngoy Sibi di nuyu monsieur le maire Lamine Gueye di nuyu le président du mouvement à l'appel de Khombole monsieur Magueye Boy di nuyu aussi Ablaye Tine di nuyu ñi fi teew ñëpp di wax ne di jël kàddu ci turu les enseignantes de Khombole bu ma ko waxee nag waxal naa ñëpp parce que macha allah nous sommes 42 membres ma jiite leen comme ni ko Fadien waxee maguma fa ëpp ma fa xam-xam xëy na yàlla suñu borom mooy def loolu ma jiite leen ma kontaan ci ñoom loolu nag ñu jigéen ñu brave ay jigéen yu am jom yu bëgg seen métier di liggéey di wàcc di liggéey heure di wàcc heure di contribuer nag ci développement de Khombole lépp luy développement de Khombole rek les femmes enseignantes ñu ngi ci di leen nuyu de passage di wax ne bés bi comme ni ko Fadien waxee macha allah yaakaar naa ni ñun ñoo ko fi njëkk a def parce que Adja Mbarou dafa nekk ci suñu biir nekk une femme battante une femme de valeur di ñu apporter lu bëri dañ naan ko ci groupe bi yow yaa nekk la personne ressource bu ñu demee ba dugg ci benn débat moom moo ñuy casé delloo si waat ñu indiwaat ñu kon mention spéciale Adja Mbarou macha allah lii nag jomb la Adja Mbarou une femme battante une femme humble une femme généreuse lu la nit waxal fii rek macha allah defe naa ne yaa ko def jigéen ñii nag nga xam ne ñoom ñoo mobilisé wu di la sargal dañ leen di sant di leen gërëm parce que ñoom ñoo feeñal sa liggéey nag dëgg neexul jigéen ñii sama jéeg yu baax ñi ñoo feeñal sa liggéey ndax bu leen neexoon tamit duñ ko def waaye nag dañoo gore rek delloo mbaatu ca ndaa la gis la nga leen defal gis la nga leen jariñ di leen wax ne nag Khombole benn bopp la rek kenn mënu koo xar ñaar ñi fi toog ñëpp ku ci nekk Khombole la ñor ku ci nekk rek da ngay contribuer ci le développement de Khombole kon nag ñuy ñaan yàlla mi nga xam ni moom. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp nag di leen ñaanal yàlla sama borom defal leen tawfeex bi yaatoo ah liñ fi dajale tey ku nekk xam na ko muy sunu sœur di suñu xarit di suñu doomu ndey di suñu lépp muy Adja Mbarou Dieng ñu koy ñaanal yàlla
yal na ko yàlla yeggale fu mu bëgg a egg ci barke Seydina Mouhamed moo xam li mu bëgg loolu laa koy wax chaque jour dama naan ko yaa xam li nga bëgg yal na la fa yàlla eggale yaa xam li nga bëgg sa xol yal na la ko yàlla defal. ah ñun nag ñu am benn taxawaay am benn groupe bi nag mi ngi tudd Kaay Baax ëttu Kaay Baax lañ tudd ëttu Kaay Baax bi ah dañ ko tudde ëttu Kaay Baax ëttu aawo yi ak ñaareel ñoo ngi nii Aji Mbeng ñoom Ngaye Njaay ñoom day Asu Baaba Keeta ay Nogoy Géey caatu kër gi ak Numbe yéen ñëpp ci lañ bokk waaw léegi nag ëtt bi mbëru mii ñuy wax mi waral mag lii tey mbëru mooy borom kër gi bañ na ko bu borom kër gi lañ ko tuddee Ndey Faatu Ba yàlla sama borom ku nekk xam na li ko tënk li tax ñëwul moom mooy présidente bi ah ñu am nag ay sunu magi kër yi ki ci jiitu mooy Adja Awa Ndiaye sama chéri sama xarit ñu ngi koy nuyu di ko ziar mi ngi nii toog di ziar kër gi yëpp rek di leen ziar yéen ñëpp ah di ñëw nag ci benn affaire boo xam ne dañ fee organisé woon 8 mars ba le passé 8 mars bii passé lan moo tax defuñu ko ah ku nekk xam na ko mooy Covid bi loolu moo ñu baaree ba mënuñu ko woon def wante ba le passé dafa am lu ñu ci waxtaane woon ba tënk ko ah muy wut sunu marraine mbëru moo ñu wutal marraine bi mi ngi nii toog di Adja Seyna bu Njegeen mooy suñu marraine di suñu xarit di suñu mag di suñu lépp ah ñu ngi teewlu ci ginnaawam nag di ko ñaanal yàlla moom tamit fu mu bëgg a yegg yal na fa yàlla yegg yal na ko fa yàlla àggal ëttu Kaay Baax daal ñu ngi nii seen ginnaaw macha allah. mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jéggalu bu baax ci toogaay bi ndax yàgg na te guddi na ñu ngi ciy jéggalu bu baax ndax suñuy kilifa rek a fi toog woote nag nit wuy si la yombul mais ñu ngi ciy jéggalu bu wér li ñu fi dajale ñëpp xam nañ ko ku nekk xam nañ ko muy suñu yaay ji di suñu xarit suñu chéri ñu bëgg ko def ko suñu xol mu ñuy defal teraanga gune di ñu jàppale ci lu ne ñu fasee ko delloo njukkal di ko sargal mënuñu sax dañuy jéem mais ñi ngi sant yàlla di ko ñaan mu may ñu kàttan goo xam ne dinañ yeggale suñu mbébét ci Adja Mbarou Dieng ñi ngi kontaan bu wér ci moom ndax ginnaaw yàlla di rendre hommage Papa Assane suñu goro moom mi jël suñu xol yi tàbbal ci Mbarou Dieng ba ñu bëgg ko lool gëme wuñ ko yemale wuñ ko kenn suñuy borom kër tamit ànd ceeg ñun ndax lii ñu def lépp ndigalu borom kër moo tax ñu def ko bañ na ko ba dañoo bàyyeeg Mbarou luñ tàgg lu ñuy ànd ak Mbarou aloo ñi ngi dem rek aca leen ñu ngi koy sant bu wér di jàppale gum ñuy jàppale suñu béeru néegu sëy yi ak jëf jum ñu ciy jëfal amul lenn lu mu bàyyi ci ñun bañ na ko ba Mbarou xam nga lañ ko tuddee la sociale ndax jàppale gum ñuy jàppale du ci ñun nag bàyyiwul kenn ñun ñii ñëpp daf ñuy jàppale amul lenn lum ñu bàyyil Mbarou tabaski ku ci nekk da lay wër woo benn par benn ku ci nekk mu ne la sa morom bu mu ko yëg bés bii moo ñëw tey moo tax ku ci nekk génne sa bos Mbarou kenn ci ñun am na problème ci kees ku ne xam ne ne jigéen ak keesu avec yi xaru tabaskeem la jël jox ko xaalisam ne ko bu kenn yëg jëfa tax keneen ak keneen tey di wax li ñu Mbarou defal di rafetlu li ñu fi dajale tey nuyoo bi ma ci jiital sunu sëriñ sëñ Cheikh Mbacke di ci teg soxna Yaram Fall sëriñ Yaram Fall muy sëñ Moustapha Xombol ñoo ngi nii taxaw ci buntu këram mbokkam sëñ Jili Fall toog fii tey defe naa ne waa kër maam Cheikh tey ñoo tungoom bis bi ndax bu ñu ñëwee ba fii ci terrain anen Khalifa Xombol nekk nii uuf terrain bi rakam ji di sëñ Jili Fall jóge Thiès ñëw sëtam bee di soxna Jeegay ñëw teewe ko
ñu ànd ak Aïda Mbeng Baye Fall mi nga xamante ne bëggul ku dul Cheikh Ibra kan moo leen jiital soxna Seyna bu Njigéen mu sëñ Koso Mbàkke mu sëñ Muntaxa kon jàpp naa ne tey ku fi teew sa xel war naa dal may nuyu sëñ Jiili mi toog di ñaanal koo xamante ne nii balaa may dugg ci yeneen nuyoo yi parce que il fallait que ma commencé ko ci sunu sëriñ yu baax yooyu koo xamante ne nii bi mu fi jógee léegi defe naa ne ndaje man defaguma ko boobu boo xamante ne concerné na ma muy doomi xombal joo xamante ne nii li mu def ci xombal mi ngi fi ma koy continuer di ko jaal waa xombal gépp muy Sidi Jamil Sy Sidi Jamil yaakaar naa ne képp ku dëkk xombal rek boo jullee di nga ko ñaanal yàlla dafa def nag muy sama première sortie mu doonoon sama xarit lool def ci dëkk bi loo xamante ne nag bu ñu jaaree tey jii oto yi jàll bu baax te tali yi amul benn problème hôpital beeg cimetière rek yëpp mu def ci li mu def ci xombal yàlla na ko yàlla fay barzak ma dellu siwaat di nuyu monsieur le maire nga baal ma xëy na yow laa waroon a njëkk a jiital ci nuyoo bi mais dafa am lu yëngu rek la ko yëngal ko ëpp doole monsieur le premier adjoint au maire monsieur Demba Ngoy Sibi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ci teg deuxième adjoint au maire monsieur Lamine Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar yow tamit di nuyu ki fi jóge léegi di sama mentor muy lii Thomas Ciss di nuyu invité yi fi teew yëpp di nuyu madame Seyna bu Njigéen dama ko lim léegi ci turu sëñ Muntaxa mu nekk goroom di suñu sëriñ mais dama koy nuyu politiquement dans le cadre du Benno Bokk Yaakaar bi nu bokk ak délégation bu mag bi mu àndal di nuyu monsieur Pam Ndari Ndiaye Pam Ndari maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu Matar Lipando kooku sama borom kër la maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu monsieur Abdou Ndiaye kontaan naa ci teewaay bi monsieur Ablaye Tine kontaan naa ci teewaay bi délégation Assane Niang ñi ngi fi teew délégation délégation Babacar Ba ñoom it ñi ngi fi teew délégation Serigne Mbacké Anne ñi ngi fi teew di nuyu waa AFEC muy amicale des enseignants di nuyu nag Serigne Mégay Boy Mégay dama lay nuyu ñaari yoon nuyoo bi ñaari yoon lenn la Mégay li nga def fii tey defe naa ne ñi tax nga def ko ñi nga ngay tëdd sa digganteeg sama digganteeg sa papa moo tax tey nga taxaw jox ma ay cadeau yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla li ko lal rëy na ci man ndax sama digganteeg Mbaye Boy tey su ma taxawee fii tey di politique bi ñu may jox parti socialiste man ku ma xam-xam ne sama nature yoruma nature politicienne mais ñoom ñoo ma tungoom teg ma ci boppu parti bi nañu ñoo lay gunge te dee rek moo ma tàqale ak moom mu tegoon ma nag foo xamante ne nii tegu fa kenn nga xam loolu dund ko ak moom moo tax tey geste bii nga def ça me va droit au cœur. di nuyu waa forum civil Omar Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax liste bi jeexul di nuyu sama doomi bopp Medoune Samb maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu teewaay ñii il faut que ma lim leen ndaxte lii mooy xombol ndax ku nekk xam na ne ku teew fii tey am nga bëgg-bëgg am nga yéene ci dëkk bi yaa ngi koy dox yaa ngi koy wax ba commencé ko ci man mi nga xamante ne ñii seen tante la ñii seen bàjjan la ñii seen mag la ñii seen cousine la ñu jox ma cër bii ñu ma jox tey
ba benn tàkkusaan ma man fee dajale tous les candidats de Khombole ñu toog autour d'une table lii mooy Khombole. Khombole yéen ñëpp la soxla. Khombole a besoin de tous ses fils kon yàlla moom pare na ba pare. li may lancer un appel damay rejoindre le premier adjoint au maire monsieur Demba Ngoy Sibi Khombole lu ñuy xëccoo nekku fi xëy na xer gu ñu xer ci seen dëkk am yéene moo indi lii lépp mais incha allahu rabi lépp dina rafet parce que ñii ñu ko seqal c'est des hommes civilisés ñoo xamante ne nii la bëgg seen terroir social bi may def ñoom ñëpp dañu koy def. donc ñun waa Khombole daal li ñu naan Khombole du dëkk kër la ma reprendre les mots de Demba Khombole du dëkk kër la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mën nañoo am débat d'idées contradictoire mais mënuñu nekk ay noon mënuñu nekk ay ennemis parce que nag tey jii lii man maa ko xewle tey bu ko mégee xewle woon tey jii nii lay demee su ko Ablaye Tine xewle woon nii lay demee su ko Ndëri Ndiaye xewle woon nii lay demee su ko Matar Lipandaw xewle woon nii lay demee su ko Abdou Ndiaye xewle woon nii lay demee su ko Lamine Gueye xewle woon nii lay demee Serigne Mbacké Anne bu ko xewle woon aussi nii la ko waa Khombole di wuysee kon Khombole jàpp naa ne may jégalu ci ku ma limul ak Vieux Seynou Ndiaye c'est excusé moom tamit maa ngi koy nuyu de passage di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di rafetlu teewaay yi Khombole lii rek la war a am lii rek mooy Khombole donc lii Demba wax dama ciy dellu si di ci dellu siwaat di ko baamtuwaat Khombole ñëpp la soxla compétence yëpp la soxla Khombole dafa am fu mu toll foo xamante ne nii du man defe naa ne du Mégey du Demba du Lamine du Ablaye Tine pour ne citer que ñoom rek du Ndëri mee toog moom rek kenn rek taxaw ne damay defar Khombole defar ñëpp la Khombole soxla donc nañu delloo ci xel yi c'est un appel solennel que moi je lance ici mën naa ko lancer parce que seen mag laa mën naa ko lancer parce que maa leen jiitu ci terrain bi te Olof Ndiaye dafa ne ku la njëkk a reer mën na laa woon reerin donc may rafetlu teewaay bi di rafetlu teraanga yi macha allah di rafetlu cadeau yi yiñ fi indi di gërëm aussi ñoom Fama Diop muy waa Thiénaba commune Thiénaba léegi lañ fi jógee di gërëm aussi maire Awa Ka dafa ñëw ak yéeneem indil ma leget te pël bu la joxee leget xam nga ne jox na la léppam ndax li seen leget boobu ci la ñuy faj seen soxla ci la ñuy def lépp lu ñu bëgg a def kon maa ngi kontaan ci ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu aussi honorable amiral Fall maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu nag ñoo xamante ne kenn lañ ci man am na ñu ma àndaloon dem Thiès ñoo taxawaat fii tey wax ko muy waa Benno Bokk Yaakaar départemental ñi nga xamante ne nii bu ngeen ma gisul Khombole maa ngi ak ñoom ci Thiès ci seen néeg yi laay tëdd ci seen bureau yi laay nekk toujours maa ngi nekk ak ñoom te dara musul ñaaw nu région Thiès toll suñu nee finance ñëppay ëlbatiku ne nañ ko jox mbëru nu commune Thiès toll suñu nee finance ñoom ñëppay àndandoo ne ma danga koy jël te loolu confiance la boo xamante ne nii suñ ma ko defalee au niveau de Thiès defal nañ ko waa Khombole yépp délégation bi seen bu jigéen àndal ma ciy xàmmee Mame Poye Mbaye kooku sama xarit la chargé de mission madame Oumy Ndiaye kontaan naa ci ñëw bi jéegay dégg naa sa wax rafet na yow da ngaa mujj soppali sargal bi campagne jóge Thiès ñëw campagnal ñu fii ci Khombole di nuyu sama petite sœur Maguette Kobar di nuyu soxna Jale Ndiir Jaari Ndiir di nuyu soxna Sophie Diop di nuyu Aïda Mbeng Baye Fall defe naa ne délégation boobu ñoom ñoo jóge Thiès ñëw fi di nuyu aussi waa groupe Kaay Leen Baax ni ma gërëme waa AFEC noonu laa leen di gërëme AFEC mooy association waaw des femmes enseignantes Assungom taxaw wax léegi defe naa ne fii ma taxaw di wax yéen a ma ko njëkk a defal en 2017 xaw ma 2018 sargal ma te dama leen ne da ngeen a baax rek
mais man li may wax rek jéeg yi ba ñu njëkkee ñëw ci man ne ma dañ lay sargal Covid bi ñëw ma ne leen non non Covid bi ñëw na te dañuy confiner nit ñi ñu ne ok teg foofu seen baaraam pour man fàtte nañu loolu ñu toogaat ba jëmmi jamono ñu dellu siwaat wax ko ma ne leen yéen da ngeen a dëgër bopp mais man tojuma fenn ba ngeen may sargal man buy dellu siwaat bal la buy dellu siwaat balu teg la boo ko dóoree ci biir bi day dellu si dañ ciy wax ne soo ciy bëgg ci ndànk soo ciy bañ ci ndànk parce que ñu bëri nag ñi ngi leen di tegal ay vaar xol lañu demee nañu waxe la mais xëy na du loo xamante ne ni luñ ca jublu woon la moo tax lu mu doon lu nekk rek gars yi ñu def ndànk ñu dox ndànk ñu wax ndànk yàlla pare na fal na ba noppi ñun ñoo xamul ci li ñu nekk di kurti fu nañu aw fa mais yàlla moom ba mu paree du tey may ñaan li gën ci xombal yàlla na ko yàlla def li gën ci xombal équipe bi gën ci xombal yàlla na ko fi yàlla teg te muy njiglaayu xombal yépp mënuma jeexal aussi ni ma ñaanale Jamil Sy muy un digne fils de xombal mënuma jeexal te ñaanalewu ma noonu le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ndaxte yàggagul ci ministère gi mu nekk mais defe naa ne xombal gis nañ ci seen bopp ndax defe naa ne ku ci xombal ca kaw ca kanam lay jëm ñun lan lañu war a def dañoo war a défiler bu nekkee honneur toute une région mais suñu honneur la njëkk a doon ñun ñi mu doon suñu doom kon jàpp naa ne xombal am na ay nit ñu baax macha allah su ma bañu la wax dama naan su ma yaboo ne ak ñi fi nekkul ak ñëpp ak ñi leen fi teewal ñëpp mais lii ressources yi xombal am bari na dëkk yu ko amul kon defe naa ne pour un peu war nañoo mën a téye suñuy loxo toog fàtte suñuy jëmm te jublu ci dëkk bii nga xamante ne jox nañu lépp nag ñun ñoo naa ñëpp sant naa ñëpp macha allah su ma sañoon tey jii kenn ku ci nekk tey dama lay jox micro nga taxaw wax mais situation bi moo tëddee noonu ngeen jéggal ma ko bu baax gis naa seen taxawaay gis naa seen considération ci man gis naa aussi cofeel gi ngeen am ci man jàpp naa ne xombal kenn bañu ma di gërëm aussi la jeunesse